jaune qui peut être mortelle. jeneen jàngoro mu di coronavirus bi di mbas mi lu toll ci juróom-benni doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn bilan la bu ñu nangoo ci communiqué bu ministère de la santé wax nañu it ñaari téeméeri doomi aadama ak juróom-benn fukk ak juróom yeneen yu yees yu corona ci 24 heures yi ñu génn yeneen i leeral jëm ci bilan tey bi ñu teewlu kàddu yi docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñett cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari malade si ñi nga xam ne ñu ngi leen toppoon ci kër yi ak ñi nekk ci lalu hôpital yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde juróom benn fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation juróom benn malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb ajjuma fukki fan ak ñaar ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom ak téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar si malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ak ñi nga xam ne ñeneen ñi ñu ngi ci lalu hôpital yi. test yi nga xam ne dañu koy laaj ñi bëgg a dugg ci réew mi ngir ñu wane ko bu ñu wàccee aéroport gis nañu ne am na ñu fay wàccaale ay test yu baaxul mu di faux test PCR loolee nag doon ay jafe-jafe yu mat sëkk ngir ñi nga xamante ne ji ñoo di compagnie contrôleur sanitaire ya ci aéroport Blaise Diagne ngir ñu mën koo lijjanti aéroport boobee ñu jàpp ne ñi ko war a saytu saa su nekk dañu jël seeni matuwaay li koy firndeel mooy ci weeru décembre rek am na ñu ci doon yëngu di samba bu yoo xam ne test corona yu baaxul la ñu doon defar ba ñu jotoon leen a feeñal yan jumtuwaay moom la ñu amee foofee ci aéroport Blaise Diagne ngir mën a xàmmee test bu baax ak bu baaxul ana nu ñuy dundee situation bu ni mel reportage Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop Younous Diatta. firndeel test bu baax ak bu baaxul contrôleur sanitaire yi nekk ci aéroport AIBD ñu ngi ciy def kéem kattan. technologie dafa avancé tellement que les gens dañu mën a capable di def lu ne donc dañuy jël ay tests ay informaticiens changé ko bidouillé ko ba def ko ay faux tests pour mën a def. am na test yoo xamante ne nag dañu am lu ñuy wax code QR. donc ñun am nañ appareil yoo xamante ne facilement day détecté c'est-à-dire da nga koy scanner rek mu jox la bu dee faux test la wala vrai test. waaye jafe-jafe bi si nekk mooy du résultat test yëpp mooy am lu ñuy wax QR code. suñu difficulté nag foofu la nekk parce que des fois doo mën a am sukkandiku ci benn base ba wax ne lii nii test bu baax la wala test bu bon. depuis le 1er novembre bi ñu weesu. njiit yi dañu wax ni képp kuy dugg fii ci Sénégal da nga war a am test PCR négatif waaye cas importé yi ñu ngi leen di lim ba léegi ci Sénégal. suñu cas importé yi mooy ñoo xamante dañ leen di téye fii nii parce que seen test yi baaxuñu wala ñun amuñu confiance ci seen test et dañ leen di obligé yóbbu leen au niveau du laboratoire ñu defaat seen test loolu moo waral ngay dégg toujours cas importé ak leneen aussi mooy surveillance épidémiologique quelque chose boo xamante day continuer c'est-à-dire en dehors dépistage bu ñuy def ñun aussi dañuy am observation visuelle am ay caméra thermique am ay thermoflash nit ki mën na am testam mu négatif mais n'empêche que mon au cours du voyage ou bien même les 2 jours avant mën na amaat beneen feebar am manifestation kooku bu ñëwee ba fii nii dañ koy téye yóbbu ko topp la procédure defaat ko beneen dépistage. vérification test yi nag ca enregistrement ba lay tàmbalee booy tukki ak compagnie aérienne yi foofu itam léeg-léeg du yomb ak yenn tukkikat.
xaw na compliqué mais passagers yi dañuy déglu te dañuy nangu aussi liñ leen di wax parce que liñ leen di wax pour lu baax ci ñoom la pour ci ñun ak pour ñëpp bu ñu ñëwee dañuy fexe ba nga xam ne dañuy garder distance 1 mètre bi ñuy wax bu ñu demee aussi fi ñuy contrôler documents yi dañuy def gel bi soog a dem ci comptoir bi day compliqué am na passagers yoo xam ne dañuy ñëw duñu comprendre 72 heures yenn saa ñuy ñëw ñu débarquer leen mais dañuy am toujours solution pour ñoom. li lépp nag ak dogal yi njiit yi jël moo tax ñu bari sawaratuñu tukki fi mu nekk nii loolu di tax ba avion yi fi mu toll nii feesatuñu sax bu baax. wàcc nañ bu baax a baax ndax boo xoolee avion bi ñuy yóbbu Paris 300 nit à peu près lay yëpp pour fees fi mu nekk nii ay 200 à peu près moom la ñuy am pourquoi parce que mesure restrictive yi ñoo xaw a corsé. situation bii nag aéroport international Blaise Diagne mi ngi koy yëg bu baax ndax aéroport mi ngi gën a am ay koppar bu passager yi yokkoo te loolu du lu ñuy gis fi mu nekk nii. actuellement nii trafic aéroport bi dafa wàññeeku bu baax dafa wàññeeku ci genn wàllu sax pourcentage bi presque 50% de notre trafic la ñu am actuellement au niveau de l'aéroport Dakar Blaise Diagne. bu passager yi wàññeekoo redevance yi nga xamante ni dañ koy percevoir moom tamit day wàññeeku. et donc conséquences yi financièrement parlant dañ tamit aéroport bi daf koy yëg à tous les niveaux dem ba sax ci agent yi liggéey ci aéroport bi ñoom it yëg nañ ko. bi mbas mi tàmbalee ba léegi nag secteur aérien bokk na ci ñi ko gën a yëg IATA association internationale du transport aérien mu ngi njortu ne dem ak dëkk bi dina mel comme ni mu meloon ca atum 2019 fii ak 2026. des ba léegi ci mbas mi ak matuwaay yi ñu ci jël ak pexe yi ñuy def ngir xeex ko démb lu doy waar la ñu nemmeeku ca jumaa ja ca Cambérène ne bi ñu jullee àjjuma ba pare imam bi moo daan baaxoo taxaw ci kanamu jullit yi ngir xutba waaye démb nag ab fajkat la ñu gis mu taxaw ci seen kanam ngir waxtaan ak ñoom ci woppi coronavirus ji mu doonoon ci teewaayu Ndonga ak Modou Diop. ju mag ji ci Cambérène li waa kër docteur daal di digle ci xeexu mbas mi ñu daal di sàmmonte ak moom muy takku masque wala sax dannante ci biir sàppe yi ci minbar bi ilimaan ji nag daal di bàyyee palaasam kii di médecin chef bu centre de santé bu Cambérène tey nag xutba bi laataa jullik jumaa ji ñu jagleel ko nag xeex lii di jàngoroy coronavirus. li ñu gënal mooy que ñu gën a ñaax ndaw yi ñaax aussi waa gox bi ak chef de quartier yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi. pour que ñu mën a waxtaan ak ku nekk ci sa waa kër ni ko muy respecté raxas loxo yi muy respecté takk masque bi muy respecté aussi bu dee wax ak yow mu am distance boo xamee ni dinañ bañ a dendan yow boole ci ñu moytu daje ci xew yi muy xew bu naxari ak muy xew boo xamee ni bànneex la comme ni ma ko waxee ndaxte ci yooyu la feebar bi di gaaw a law. Cambérène ci ñaareelu vague bi ba fi mu toll ñu wàññi fi nag ñeen fukki ci ay cas fukki quartier ak juróom yi nekkee ci commune bi yëpp nag virus bi daal di leen di laal kii di médecin chef bi nii bu nu bëggee dakkal nag lii di lawuk jàngoro ji faaw nag dañuy sàmmonte ak aaya waa kër docteur. bu ñu ci defee pas-pas bu ñu ci defee booloo donc benn ku nekk xam ni feebar bi mu ngi fi te ku nekk bëgg nga protéger sa morom bu ñu ci boolee ñun ñëpp loolu dina tax feebar bi ñu xeex ko mu génn fii ci benn yoon. gannaaw sëlmal gi ñu ñëwoon nag daal di julli si ni lépp liñ fi waxtaanee daal dinay leer naññ. vraiment lii day tax nit ñi ñëpp comme affaire feebaru mbas bi li mu ci wax nii nit ñi dañu war a gën a jàpp li nga xamante ni moom mooy digle yi quoi nii. jotaayu waxtaanee mbas mi ñi ko sumu nag di comité local bi gàddu nag xeex bi jëm ci jàngoroy coronavirus ci Cambérène. toogee xam ni nit ñi dañu leen war sensibiliser dañu focaliser wu ci porteur de voix yi le médecin chef. Comme que dafa bokk ci comité bi aussi dañ ko indi pour mu avec les imams def les démarches qu'il faut pour que imam yi mën ko accepter. ñu ne nag sensibilisation bi du fi yem fépp foo xamante ni ci Cambérène barabu jaamukaay yàlla la comité local bi dana fa teg tànkam. diwaanu Kolda foofeet kilifa diine yi amatuñu jàmm ñoo ngi dëkkee saa su nekk ay pexe mu di ñaan ak i njàngum alxuraanul karim ngir ñaanal ñi nga xam ne coronavirus bi daf leen a tëral waaye te ñaan lu génnee mbas mi ci suñum réew loolee la ñu yemal Abdoulaye Diallo ciy leeral. diwaanu Kolda enregistré nombre aji wopp yu coronavirus bu jege juróomi fukk mu waral wàllu mbas mi soxal këru diine yu Kolda ba mu tax ñu amal ay ñaan ngir jàmmi aji wopp yooyu ak i jàmmi réew mi. bés bu nekk ñu ngi fiy wàccee
ay kaamil alquran bés bu nekk ñu ngi koy def ngir ñaanal réew mi yépp ndax feebar bi mën a fi jóge ñi mu dal ñu mën a weer ñi mu dalut ñu mën a mucc président de la république sumb bi mu sumb yàlla mën a ko jàppale ba mu mën a antu ci kattan yàlla loolu moom ci lañ sax. mu waral it gàmmu yi ak ziyaara yi bare yi fi naroon a am ñu daldi leen a fomm comme ca Sobulde. yu mbokk jullit yi ak taalibe yi yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci goxaat yi yëpp ci sous région yi yëpp maa ngi leen di yegal ne incha allah ren moom gàmmu bu ñu daan def Sobulde fii toxal nañ ko ba jëmmi jamono ndax lan moo ko waral feebar bi nga xam ne dafa jaaxal àdduna bi yëpp moo tax toxal nañ gàmmu bi ba jëmmi jamono. Sobulde ñëpp xam nañ ne dëkk bu cosaan la ci wàllu diine bu yàgg yëngatu la ci wàllu l'islam. xalif général bu Sobulde di Thierno Amadou Tidiane Diallo moo saisir bile occasion ngir ñaax mboolem taalibeem ak askan wi ndax ñuy topp tegtal yi docteur yi di digle ngir moytu mbas mi. maa ngi leen di ñaan nag di leen gën a ñaax ñu respecté docteur yi li ñu wax ci wàllu masque raxas loxo yi. soriante. yeneen xew-xew diine yu mag a mag ñoo ngi ci kanam te bare na ci askanu Kolda ñiy laajte ndax yooyu it dinañ leen a amal wala dañu leen di fomm comme ni ko waa Sobulde defee. kuréel gi ñu dénk yorum mbalit mi ci réew mi du UCG ñoom it ñoo ngi teg ay pexe ngir daal fexe ba ñi nga xamante ne ji ñooy liggéey ci wàllu mbalit mi moo xam ñu koy jëlee ci kër yi di ko yóbbu wala ña koy fekk fa mu nekk di ci jël la ñu soxla ñu naan leen ay récupérateur yëf yi maanaam corona bi bañ a jaare foofee ba dugg leen moo tax am nay pexe yu ñuy teg ngir mbalit yi nga xam ne dañuy jógee ci ñi amee coronavirus wala fañ leen di faje du bokk ak mbalit yi nga xam ne ci kër yi lay jógee loolee lépp ki ko xamle moo di Mass Thiam mooy coordonnateur national bu UCG ca Kaolack yi yëkkate yi le kàddu ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Diame caméra Fally Gaye. ñun UCG bi mu tàmbalee li ñu njëkk a def mooy teg suñu filet de sécurité ci décharge yi parce que mbalit mi yëpp foofu lay teer te sénégalais yi nga xam ne dañuy liggéey ci décharge yi suñu jigéen suñu yaay suñuy baay ak suñuy rak ñooñu aussi war nañ leen jox kiiraay ndax ñoom ci suñu koñ yi la ñu dëkk donc ñun suñu filet de sécurité foofu lañ ko njëkk a teg après remonté ko aussi ci agent de propreté yi ñi nga xam ne ñooy for mbalit yi wala nekk ci auto mbalit yi di leen jox ay gants di ko renouveler ay masques même ay chaussures de sécurité ak yooyu pour ñu mën a fàggandiku daal. donc macha allah noo ngi sant yàlla bu baax ci loolu dem nañu sax lu gën a sori loolu ndax dem nañ ba mbedd mi ñu def ay équipes yoo xam ne dañuy distribuer gel hydroalcoolique ci marché yi ak endroit yi nga xam ne day recevoir du public loolu yëpp pour participer ci effort national de lutte contre la Covid même bu fekkee ni ñun loolu du suñu responsabilité am nañ ci cër te képp kuy Sénégalais aussi am nga ci cër. diwaanu Ziguinchor la ñu jëm ak mairie ba ak jafe-jafe yu mu am ngir taxawu askan wi rawatina ñi amee laago ndax nee nañu lu mu gàtt gàtt rek ñetti junniy doomi aadama ñu ngay dundeek laago ci diwaanu commune bu Ziguinchor loolee nag tax na maire ba di Abdoulaye Baldé yëkkati kàddoom di sàkku ci bàyyi defal yàlla yi nga xam ne mën nañ ci dara ñu ñëw jàpp ci bu baax a baax ndax askan yu soxla nañu ko jàppale leen ci jumtuwaay ñoom ñuy dundee laago foofee ba seenub dem ak seenub dikk mën a gën a jàppandi loolee it tax na lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ñi amee laago am nañu jumtuwaay yoo xamante ne ji fondation Servir le Sénégal moo leen ko baaxe ñu teewlu kàddu yi Abdoulaye Baldé ci micro Boubacar Diassi. fexe ba xale boo xam ne ni juddooti na ci tund wi am kayitu juddu la association bi di Trésor lëkkaloog ONG xale yi bëgg fexe am ci commune bu Baba Garage Khady Mbaye moo di coordonnatrice bi. projet bi nag lu ko tax a jóg mooy aar. vraiment Ziguinchor bokk na ci dëkk yoo xam ne peut-être ci Sénégal boo xaymaa ñoo xam ne ñoo fi am handicap peut-être que fii la gën a bare c'est vrai que y a le conflit boo xam ne aussi joué na ci wàllam mais donc loolu tax na ba que sur les 300 000 habitants yoo xam ne Ziguinchor am na ko presque les 3 000 yoo xam ne am nañu vivre en situation de handicap donc lu mel ni il faut que ñu gën di ko def il faut que ñu gën ko yaatal mais aussi di lancer appel ñëpp ñoo xam ne mën nañ ci jàpp. pour que ñu jàppale ñu aussi ñu mën a jàppale les personnes qui vivent avec une situation de handicap parce que yeeyoo nañu ay actions yu mel nii. déjà dinañu jël kenn koo xam ne seen association la bokk rawatina association des handicapés ñu recruter ko mu ñëw liggéey ci mairie bi bu ko defee aussi moom dinañu dimbale gën a dimbale ci action yoo xam ne ci lañ def. aussi je pense que président bi wax na ko bu ñu def seen carte d'égalité des chances yombal lañ leen mbir mi
lépp loo xam ne waroon nañ ko fay si frais ak certificat de résidence dañ leen ko baal donc ñu nag association bi vraiment nekk nañu ay partenaires yoo xam ne dañuy continuer di liggéey dañuy def plaidoyer aussi bien auprès des autorités nationales mais aussi suñu partenaires yoo xam ne moom la ñu am si biti réew pour que ñu mën ñu jàppale pour que ñun aussi ñu mën leen jàppale de façon conséquente. juróom-ñaari mool yu dëkk Ndar ñoo bokk kër gu ñu dëkk bokk genn deret maanaam ci benn famille bi ñooñee ñoo réer seeni mbokk daanaka fukki fan a ngi nii xamuñ ci ñoom dara géej la ñu demoon boobu ba léegi mbokk yi déggatuñu ci ñoom dara li koy firndeel mooy kàddu yi leeral yi bàyyeekoo ci ñi leen jaboote kenn ka El Hadji Ousseynou Fall lay wuyoo ki ci des Ousseynou Sène ñu déglu leen ak Ousseynou Diop. wuti na leen def nañ seen kamtalaay kàttan nag si li ñu mën ñoom seen mbokk yi jóg nañu seen am di jàmm yi jóg nañu macha allah dëkk bi kenn desul boobu ba léegi nga ñu ngi si kër gi ñëpp kenn dëkku fi donc te dëkk gi kenn ñëwagul sax duñu demoon rek di daan seen doole rek seen digal waajur waaw alhamdulilah rabbi amiin yàlla li def am na ci ngëm yàlla gu ma sëkk nag am na ci ngëm yàlla gu ma sëkk waaw ndax ba ma amee ba léegi kenn toogul yàlla mi mën leen mën nag yàlla na yàlla leeral la. li dal nag nuy ñaan yàlla leeral ko ba mu gën leer waaye ñoo ngi def appel ci état bi. surtout ministre de la pêche ñu ngi ñaan autorités yi ñu jóg def recherche ak nu mu gën a gaaw bu dee hélicoptère la wala marine ñu ngi leen koy ñaan ñu jóg def recherche ñu xool fii ba Cap-Vert ndax mbooye la ngelawal mbooye moom géej rek la jëmee te am na gaali feeñu ji woon sa Cap-Vert kon côte bi yëpp bu ñu defee recherche mën nañ leen gis ndax loolu lañ bëgg pour ñu def recherche ñu xool leen dañuy def seen kéemtalaay kàttan rek. ndax loolu ñoom ñoo fi nekkal population bi état comme. coowal suuf la woon ca Mbour 4 extension ca diwaanu Kees ba léegi pënd bi wureegul li koy firndeel moo di am na ñeneen ñaar ñu ca teg loxo kenn ki di wéy ci turu Jules Diémé mooy président bu collectif gi amit keneen koo xam ne moo di vice président ñu naan ko Amadou Dia li ñu leen toppee moo di ay lotissement yu tegewul ci yoon waaye it jox nit mu dëkk foo xam ne amoo ca sañ-sañ ba tax na ñoom ñaar ñooñu ña nga ñu tëyee ca gendarmerie bu Ngent des ko sit wàccoon ca boobile diwaan ngir doon toppaat yëf yi Cheikh Anta Diop ciy leeral. lu jëm ci wàllu coowal suuf li nekk fii ci Mbourkat ñi ngi wéy ba léegi di teg loxo ñi nga xamante ni ñoom la ñu njort ni ñoo doon jaay suuf si tey jii de teg nañu loxo ki nga xamante ne moom mooy Jules Diémé jiite collectif des populations de Mbourkat ak ki nga xamante ne moom moo topp ci moom di Amadou Dia ba jamono yi nag ñi ngi ci garde à vue ci gendarmerie bu Ngent ñi ngi leen di toppee ne nag dañoo def ay lotissement yu jaarul ci yoon ci forêt classée bu Mbourkat doon dagg ay terrain di ko jaay ñoom sax kilifa yi nekk ci Descos àndoon nañu ki nga xamante ne moom mooy Jules Diémé ci bërëb bi ngir laaj ak tontu ak wanale lotissement yi nga xamante ne def nañu ko fa te jaarul yoon Jules Diémé moom taxaw fi mu taxaw. xanaa kay duñ numéro lii xam nga lii numéro téléphone la. kon ñun duñ dem fële duñ dem numéro te fële duñ bàyyi fële ba lépp. mais piqué yi kan moo ko fi def fii. xaw ma ko. lii ay numéro téléphone la ñun defuñu yii te duñ mës a def yii. ñi kay seen terrain la ñu def seen. waaw ñun ñoo ñëw def seen terrain mais du collectif. non c'est pas le collectif. yow yaa doon recensé. man la préfet waxoon naa recensé. ñaata parcelle nga recensé. ñaata parcelle. 2000 lépp maanaam lépp 2500. 2500 parcelles moom lañ at bu ñu jógee fii. moom laa koy wan fu mu yem. noonu gis nga. directeur Descos bi nag xamal leen ne dañoo gis ñu samp ay piquet dagg ko ba am ñoo xamante ne dañ leen koo jaay te tegul ci yoon te loolu yoon da koy tere. sama kii ci wóor laa yor ñëw fekk benn waay tabax fi benn néeg ma dem ci yoon bu ñu demee ci yoon nag mënuma bàyyi naa laa sa terrain bi sa terrain bàyyi naa laa moom parce que bu ma demoon bu dañ may jàpp. jamono yi nag daanaka l'enquête bi mi ngi woy ba léegi lu toll ci juróom-ñaari nit nag teg nañ leen loxo ñaar nag ñi ngi ci garde à vue di Amadou Dia ak Jules Diémé fii ci gendarmerie bu Ngent ñu yaakaar ne fii ak altine daañu leen jàllale ci maison d'arrêt et de correction bu Thiès. ginnaaw Mbour 4 extension ca Kees ñu dem ci diwaanu Mbour waxtaanee ba léegi jafe-jafe yi suuf li doxoon ci diggante maire ba Fallou Sylla ak kuréel gi nga xamante ne ji moo di Jeunes de Mbour justice loole Fallou Sylla yëkkati na ci kàddu andi ciy leeral moo di nee na kon dossier boobee ma nga waat ca yoon muy lijjanti maanaam en appel la nekk jamono ji teg na ci it ne ñaari barab yi leen tax di wax mu di cantine yi ñu def ca jardin public ba ak it lu aju ci terrain Guy Murit lu mu ci mën di doon lu fa mën di am njariñ lay doon ci askanu Mbour moom Fallou Sylla maire bu Mbour moo ko xamle Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. si bu jëm ci diggante meeru Mbour ak ndaw Mbour justice yi ba léegi mu ngi ci cour d'appel waaye teewul liggéey cantine yi ñu ngi wéy Fallou Sylla di xamle ni projet boobu lu amal solo Mbour la. foofu moom liggéey baa ngay dox parce que ki fa war a liggéey am na ci autorisation de construire mu ngay liggéey population bi bindu nañu pour jël seeni cantine pour mën a liggéey
loolu moom am na fa te bu soobee yàlla foofu it di nga gis fii 4 wala 5 mois ñu livré ko. ci lu jëm ci terrain de football bi nga xam ne ndaw Guy Murit yi nee nañ duñ ko bàyyi maire Mbour di xamle ni terrain boobu moom moo ko abaloon ay sey yu fa nekk waaye bërëb boobu bërëbu fajukaay lañ ci fas yéene def. dafa ay jeunes yoo xam ni lu maire bi moom war koo defar ñoom ñu ne foofu ñoom fa la ñuy toog bëgg a nangu lu maire bi moom te li maire bi moom pour société bi la pour population bi la te ñii taxaw nañu pour defaral ñu hôpital foofu nag damay bëgg a leeral lu leer quartier ba d'accord nañ ci délégué bi d'accord délégué de quartier yi d'accord nañ ci. préfet yëg na ko ñi ko war a yëg yëpp yëg nañ ko dañoo war a tàmbali foofu moom duñ ci arrière amul luñ ci masla du ñu jël suñu place bu ñu xam ne hôpital la lijjanti ko pendant des années ba hôpital bi war a ñëw war a taxaw ñu nekk fii dax ni fii dañ fiy football loolu moom dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp hôpital lañ fa wax bu soobee yàlla hôpital lañ fay def parce que moo nekk ci këyit yëpp. maire bi di yokk di xam le ni jardin public bi nga xam ne bu ngi jàkkaarloo ak Auchan liggéey yi du yàgg dara ñu tàmbaliwaat ndax liggéey yooyu léegi mu mat at dafa taxaw. Baba Garage ma nga ca département bu Bambey foofee gone yi la leen sonal moo di juddu am këyitu juddu li koy firndeel mooy élèves yi daanaka lu mat junni ak lu teg amuñu këyitu juddu loolee nag tax na ñi mu soxal yëkkati seen kàddu di sàkku ci ñu seet nu ñu ko lijjantee rawatina ci élèves yi Babacar Diouf Ndonga Ndiaye. fexe ba xale boo xam ne ni juddoo na ci tund wi am kayitu juddu la association bi di Trésor lëkkaloog ONG xale yi bëgg a fexe am ci commune bu Baba Garage Khady Mbaye moo di coordonnatrice bi. projet bi nag lu ko tax a jóg mooy aar xale yi jàppale leen ñu am kayitu juddu mais tamit ngir ñu mën a continuer seen jàng parce que xam nañ ne kayitu juddu doon na loo xamante ne yàq na jàngu xale yu bëri yàq na tamit lu bëri seen dund. moo taxit tamit loolu dañ ko bëgg a dakkal. mu di mbir moo xam ne nii maire Baba Garage rafetlu na ko lool wante nag fekk na mu jotu ànd ko ak sous préfecture bu Baba Garage Modou Sarr Ndiaye moo di maire bu Baba Garage. jéego yi mooy lan fi mu toll fii ci Baba Garage bépp xale bu juddu den fexe nga am kayitu juddu ci ni mu gën a gaawee ci semaine bi loolu nag bu ñu ko mënee dafa am ñu ci jàpp ñi ci jàpp mooy lan ñooy chef de village yi ñooy waa dispensaire mooy acteurs communautaires yi mooy imam yi mooy communicateur traditionnel ñëpp dañ ci jàpp de sorte que léegi ku juddu di nga am kayitu juddu ci bis bi ci semaine bi jafe-jafe bi nag mooy ñi nga xam ni ñoo fi jiitu woon avant ñuy jël mesure yooyu ñooñu. ci commune Baba Garage bi nekk ci département bu Bambey booy xool junni xale yoo xam ne ni nekk nañ ci l'école yi amaguñu kayitu juddu. ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ni ngeen teewloo xibaaru digg bëccëg yi ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu yendoog jàmm.